ci deuxième partie bi ñu fas yéene nekk le tout en wolof kon nag saa su ne nii lay demee mbégte lay doon it ngeen jël seen dose matinale yéen a ñu tànnal seen bopp ci mboolem émission bu nekk fii ci réewum Sénégal kontaan nañu si lool nag ci yéen ndax saa su ne ñu doon seen i message ak seen i commentaire jàngeen jëf vous avez fait le bon choix mooy la Sen TV le bon choix mooy Zik FM le bon choix moom mooy la matinale émission bu mag bi donc yaakaar naa ne Bougane Gueye Dany waroon naa def na mu defoon nag daaw ndax émission bu mag bi daaw joxewoon na ay ay enveloppe yu baax kon nag waroon ngaa dàbbaliwaat loo def mu jig la kon nag da nga koy dàbbaliwaat nga càq yokkute rek aja bu fekkee jàppandi na 7h39 ñu wàcc si tali bi ànd ak Aba Diatta bàyyi Massamba Diatta ci Trafic News. Voici Trafic News. aja Trafic News Aba Diatta bàyyi Massamba Diatta ci loo ne. waaw maa ngi laa ziar bu baax ma bay. waaw. maa ngi laa ziar bu baax waay. maa ngi delloo ziar waay. benn fan Mayoro mu ngi lay nuyu bu baax nee na yow rek lay dégg. Mayoro fu mu nekk côté Fora. non moom Pikine la dëkk. parce que instant bi ko nuyu fu mu nekk moo ngi nekk ci wetu dara li dañ laa xam. Mayoro ma koy nuyu. sama xarit bu baax bu baax. sama xarit bu baax. waaw yàgg jàpp ci Dombaay. xam nga kan la. nu mu tudd. Guèye la sant quoi Bougane Gueye Dany. maa ngi koy nuyu bu baax. ndeysaan yaa ngi nuyu Bougane Gueye Dany. maa ngi koy nuyu bu baax. très bien moom mu ngi lay fay. di rappelé aussi ci fële marché Thiaroye Bakar Ndiem ak ci Yoro. maa ngi koy nuyu bu baax Yoro Fora. nuyu nga fi kuy jaay xaar nuyu nga fi waa marché ba maanaam soble seex pomme de terre bi kan moo des tailleur bi. non def na waa boulangerie Kappa nee na ñoom dinañ ñëwaat def nañu defoon indi leen. ok kon mburu mi mat na la moo si des kon tailleur bi. waaw mburu mi mat na foofu noonu quoi tailleur yi waaw maa ngi nuyu fii. ñoom Fallou Ndayane waaw ñoom maa leen di nuyu baax. ok donc yow sa tabaski lool li sa tabaski pare na Aba bàyyi li ngay def wax ñu foo toll ci circulation bi wax nu mu demee. Voilà, merci beaucoup. L'actualité du trafic urbain se poursuit sur Zik FM 89.7 du côté du rond-point Cambérène ou le bord de l'échangeur. C'est très compliqué en ce moment. Vous allez perdre beaucoup de temps. C'est trajet boblé. Faut aller jógee jafe na jaar ni tànk tour à tour au niveau de l'intersection Bountou Pikine où il faudra patienter di ngeen xarandi au niveau de l'échangeur du Technopole aussi même situation des ralentissements à n'en plus finir su ko defee aussi sur le boulevard Centenaire di ngeen dépassé li nga xam moom mooy Seras jëm magasin là-bas aussi gros poteaux yi masse stationné di yéexal de voiture bi dafay progresser au ralenti wutali boulangerie Kappa d'autres aussi mën nañ ñoom foofu léegi jër échangeur bu cafétéria ngeen wàccee rek laata au lieu que ngeen progresser utali rond-point Cambérène da ngeen koy daggee jaare comme Maristes yi la ngi génnee fi nga xam moom mooy cours privé yu Sainte Marie de Anne su ko defee aussi ngeen génnee du côté de l'échangeur de Anne mais foofu la aussi y a quelques ralentissements pour ñu bàyyi ko boulangerie Kappa romb service technique utali échangeur bu Anne Mame Ndiaye. C'était Trafic News. jaajëf Aba Diatta 88 le 628 89 90 wala 88 628 28 28 ngeen woote bàyyi fi seen numéro téléphone mën nañ bokk wala sax man yàlla mën a def ngeen bokk si ñi nga xam ne dañ leen di jox ci xéwalu xar yi nga xam ne loo bu njëkk bi jot nañu ko joxe ni ki démb ngeen amoon kan direct si Zik Feeling yemuñu ci ay xar ndax dafa am ay enveloppe également ñu ngi tàmbalee joxe enveloppe yi lépp lu nga xam ne moo ànd ak xar mi it mënees ngeen ko am ak nag Zik FM Sen TV télé cadeau rajo cadeau leen di ñu topp ci commentaire yi bàyyi leen fi seen numéro madame Bathily ma koy nuyu baax Roxaya bàyyi leen fi seen numéro yaa Fabeex ñoom seen comme cellule de communication bu commune bu Rufisque Ouest Alioune Mar monsieur le maire ma koy nuyu bu baax kon nag mënees nañu door waxtaan wi ak nag yéen a kaay groupe des médias tribune ñu ngi ko wax sànq muy démarrage campagne bi yaakaar naa ne dimanche lay doon jouru tabaski wala lendemain tabaski si ñenn ñi campagne bi nag nee nañu fii ci réewum Sénégal dañuy faral di wax ne campagne rime avec violence malheureusement te nee nañu nag ren ji sagar mu nga ciy xeeñ ndax nervi yi nga xam ne politiciens dañ leen di jël te bu ñu leen jëlee ñu foog ne dañu war a defante askan wi Birahim Touré. waaw je pense que l'État central c'est-à-dire muy police muy gendarmerie si ñi nga xam ne ñoom ñoo koy ministère de l'intérieur ministère des forces armées xam nañu liy xew parce que ils ont des renseignements surtout lu soxal police ak gendarmerie suffisamment de renseignements pour reconnaître et surtout mën a génne ñu ñuy woowe ay nervis comme ni ko tribune waxee di wax risque d'affrontement mais affrontement sax warul am parce que nervi ci boppam moo warul am Mambay nervi boo duggee ci Google wala nga xool dictionnaire
li lay wax ci nervi yi daanaka c'est un bras armé koo xam ne li ko tax a jóg mooy ñu yebal ko fenn pour mu dem def ay tooxi doona yore fetal wala yore jaas yi wala yore yet mais une campagne électorale mais pourquoi est-ce qu'on doit avoir besoin de prendre des gros bras s'il s'agit dem ci askan wi pour expliquer leen li nga xam ne moom mooy ce projet de société wala ce programme parce que quand même nit ñi dañu war a déglu programme nga wax leen loo wala wan leen loo xam ne ni bu ñu ko xoolee dañuy jàpp ni kii bu ñu ko yóbbee assemblée nationale wala bu ñu ko yóbbee mairie wala bu ñu ko yóbbee ci bopp réew mi dina am lu mu mën a def parce que li mu ñu won comme programme mooy li ëpp importance donc déjà que nañu bañ a dugal ci Sénégalais yi ci benn cercle boo xamee ni lu ñu ci génne du doon lu yomb muy cercle violence rawatina di indi ay nervi gros bras nag on te dira que non ku nekk parce que Fofana day bañ bu duggee ci yenn bërëb mu daje fa ak ñu ko contre ànd ak Mambay il faut que mu am ay nit ñoo xam ne dañ koy sécuriser sécurité principalement état central moom moo ko yore muy loo xamee ni ñoom bu ñu àggee ci ay campagne électorale ñoom ñoo war a sécuriser ñu yooye les candidats su am na ci ay jamono ci élection présidentielle bu amee da nga gis candidat wu élection présidentielle bi dañ leen di affecté ay éléments sécurité pour ñu gérer seen garde rapprochée soit des éléments de la brigade d'intervention de la police muy BIP am na fooy toll comme en 2012 bi ñu demee ba dem deuxième tour mu am ñoo xamee ni mën nañu sécuriser booba temps le candidat Macky Sall ñu BIP nekk ci wala GIGN parce que ils ont droit justement à cette sécurité boo xamee ni waa ministère de l'intérieur daf leen koy affecté donc pas besoin d'avoir des nervis li nit ñi soxla c'est plus des projets des programmes qui pourraient satisfaire peut-être les futurs ou les électeurs mais pas des nervis yoo xam ne dañuy génn di tiital nit ñi nervi boo ko yoree yow mii campagne nga ni da ngay dem pour askan wi mën la voter nga ànd ak ay gros bras yoo xam ne duñ la sax jege proximité boobu nga xam ne yow da nga koy soxla avec tes électeurs mais mënoo ko am parce que tu as des gros bras qui t'entourent et qui t'empêchent même d'aller directement vers les populations pour leur expliciter et expliquer ton programme donc ça ne sert absolument à rien du tout d'avoir ces gros bras là. ñu gis ne kon Reporters sans frontières sax ñoom dañu tiis su leen mel ndax gis nañu ne kon même taskatu xibaar yi seen sécurité ci campagne bi taxu ko demee noonu ndax nervi yeex lu ne xeetoo ñu ngay sàkku ñu def ay déclaration de respect de la sécurité des journalistes ci politiciens yi. baatu nervi sax ñu tuddee la ko pour man dama jàpp ne loolu ñàkk a wormaal nit ki la à la limite même saaga nit ki la parce que mooy yow doyewuñ la lu dul bu ñu waree def tuuxi doona yow yaa koy def bu ñu waree xeex yow yaay xeex bu ci amee kuy gaañu yow nga gaañu bu ci amee kuy ñàkk après say waa kër ñàkk loolu kay xanaa nag buñ demee ba tollu foofu yow mii ñu naan la gros bras wala naan la nervi war nga delloo si waat sa xel mais lépp aussi Mambay mi ngi tàmbalee ci ay images yoo xam ne ci ay faits yoo xam ne ay actes yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo war a dëgëral police dëgëral gendarmerie ñi ngi koy taxawee ak di ko def parce que ñi ngi fàttaliku li nga xam ne moo jëm ci tournée économique président de la République mais à côté ngay gis force de défense et de sécurité muy police ak gendarmerie mu am à côté ñoo xam te ne nii ñi ngi jàpp nit ñi di leen dóor pourquoi parce que yaa ngi bëgg a exprimer sa mécontentement mais loolu bu demee ba am loolu mooy cautionné kay ay nervi di am ci réew mi te loolu waru fi am parce que lu jëm ci wàllum sécurité état moo ko war a garantir à travers ses démembrements yu ñu tuddee police ak gendarmerie armée ainsi de suite mais bu ñu demee ba loolu di am problème la li nga xam ne moom mooy dëgg mooy bu ñu nekkee campagne électorale la war mooy man mënuma dëkk ca gox ba juddoo fa màggee fa yaroo fa ba pare di ut ay gros bras yu may àndal le principe en démocratie moo di ne Mambay àndal ak ku la neex man tamit man nga nangu ki ma àndal dañuy dagaan bandu askan wi rek kan mooy arbitré du ba askan wi après moom mooy tànn ku ko neex ñun lan lañ ciy reyante
ku askan bi bëgg dina la tànn buñ la tànnul nga xam te ne nii bëgguñu la démb maa ngi gis d'ailleurs programme boo xam te ne nii waa Yewwi ak Wallu Géejawaay ñu ngi ko taxawal nar ko dérouler ci campagne bi Malick Gakou yëkkati 12 millions teg ko table mais da ngay gis ne pratiquement lépp li nga xam ne moom nañ def mi ngi nekk ci confection ay t-shirt ay casquettes flyers projet de société boo xam ne da ngay dem à la rencontre des populations nga wan leen ne leen kat ñun lii nañ bëgg boo leen ñu joxee lii kat taxawaay bii nañ bëgg. mais loolu j'ai même vu ku mel ni Ahmed Aïdara maire de Guédiawaye te nekk tête de liste bi. tout à fait ne ni li gën sax mooy bañ a dem ci ay meeting mais di def proximité boo ko bëggee def. ànd ak téeméeri nit ñoo xam ne ay gros bras la. loolu mooy mais da ngay ñëw sama buntu kër. alors yow population bi la tax a jóg. population bi nga waxtaanal. mais nga àndax say gros bras yu nga xam ne da ngay bañ population bi jige la donc loo fay defati. bu fekkee da ngay dem si population bi daa ndax ay gros bras. oui ba pare uti ay ñooy àndal ñuy pousse askan wi yooyu donc loolu xel nanguwu ko ñoom politiciens yi nañ delloo si seen xel te xam ne nguur yàlla moo koy joxe benn ñaareel ba dagaan baanu askan wi jarul yenn yi te nit ñi yeewu nañu yeewu goo xam ne fii ku fi nar di def ay yëfu fitna wala dafa indi fitna dañ la fiy tegee na lee teg koo xam te ne kii au moins jàmm moo ko tax a jóg parce que aussi Sénégal tollatul fi nga xam ne dañuy soxla ay fitna nañu dem ci campagne électorale dans la plus grande sérénité dem jàkkaarloog askan wi waxtaan ak ñoom wax leen seen projet de société loolu mooy li nga xam ne loolu la askan wi soxla et pas ñoo xam ne dañ leen violenter. alors mu ngoog sénégalais nañu xam ne benn arme la ñu am bu fekkee bëgg nañ ab rupture am sa assemblée nationale bu fekkee bëgg nañu xeex beex saagante beex tamante ndëmb ba am assemblée nationale ay député du peuple dëgg la ñu bëgg sa assemblée nationale nañu xam ne ñoom ñoo yor caabi ji ñoom ñoo yor solution bi muy seen carte électeur donc jël leen seen carte ngeen xool ña ngeen xam ne ñoo leen doy liste ba leen doy ngeen dem votel ko su ko defee nag la ngeen bëgg sa assemblée nationale di ngeen ko fa am maanaam ay député yuy teewal askan wi ci seen i jàmbat donc campagne bi bu jotee képp nga xam ne nag nee nga politicien nga war a dem ci askan wi àndax say gros bras àndax say nervi c'est parce que yow askan wi taxulaa jóg bu fekkee askan wi ñoo tax a jóg proximité boobu soxlawul kenn koo àndal demal gis askan wi wax leen sa programme nga delluwaat demaat ci keneen ku fa ñëw nag àndax ay gros bras am c'est parce que kooku ëllëg bu faloo wala bu nekkee député doo leen ko jigeeti parce que kii faloogul àndax ay garde rapproché am bés bu faloo doo ko jege bàyyi leen ci xel bu baax defandi geex yooyu yëpp mën naa ñàkk aja ñu gannaaw ba mu nuyoo sama mbokki mool yi nag laakoon faakoon ñu door li nga xam ne moom mooy revue de presse bi ak yu nekk ay groupe des médias tribune dafa ñëw ci li ñu doon waxtaanee sànq campagne électorale bi nga xam ne daanaka door na ndax nag nee nañu dimanche la fëskee ne tàmbali gis nañ nag président Macky Sall na mu ko defee ci RTS nee na ku si nekk am nga 5 minutes waxtaan ak askan wi ko donc te seen programme nañu ko teel a joxe déclaré ko CNRA RTS lu mu ci manti doon de jàpp leen ne nee nañu nag soo moytuwul yéenekaay bi nee na soo moytuwul lay xeeñ neexul benn yoon ndax nag nervi yi nga xam ne dañ leen di faral di jël ñu yor seen i ngànnaay parce que foog ne nag ñoom ci boppam ñooy takkadeer yi jël place su takkadeer yi kenn du jige seen leader ku leen jigee ñu defal la bagage te nag ñu ngay fàttaliku 2009 ak la campagne bi na mu demee woon xeex bi metti woon na lool yéenekaay bi ñëwaat na si nag nee na soo moytuwul lay xeeñ neexul benn yoon faw nag ñu gàttandu ko balaa fitna di ci am yéenekaay bi ñëw ci góorgóorlu yi jamono ji nga xam ne sikkim dafa lakkandoo ndax nag waxuñu la sax góorgóorlu waaye borom barke yi sax fu mu nekk dañoo jaaxle ndax ña daan mayeetuñu nag yéenekaay bi dikk na ca ndax nee na fi mu nekk ak wàccaayu tabaski ji gis nañu ni góorgóorlu yi fu mu nekk ku si nekk yaa ngi toog si bangu jaaxle ndax njëkk yi cher na xar mi cher na dugg yi cher na ñawlu moom kenn waxaale ko loolu nag ñu samplaaj nee na ana nguur gi ana état mi nga xam ne moo leen daan moo gën a mën a taxaw askan wi mu mën a def kéem kàttanam ba njëkk yi wàññeeku ani état yéenekaay bi samp na laaj boobu may laaj Yacine ana waa Sénico ah ñoo ko fi diggee woon kat. waa Sénico rek kenn tama du leen ëpp. jox waa matinal di xaar Yacine nag ñu lay wax taneel jàmm nga ñëw parce que waa matinal dañ la namm te puis inconditionnel ñu ngi lay laaj saa su ne di laaj sa jàmm yaram donc gaawal ñëwaat yaay sunu lumière plateau bi. Touba nag ñu gis la fa xew metti na lool te xam naa après nañ si ñëw tës soxna si Ndeye Diop lay wuyoo mi ngi tolloon ci fukki at ak juróom ci muñ sukkandikoo ci yéenekaay yi
ka mu doon génneel maanaam ab corom ci boppam moom moo ko faat daf ko faat ci anam gu nga xam ne nii jéggi na dayoo ndax nag daf ko annoncé ne kon dafa wannu lor te moom moo tax mu wannu lor mu faat ko dugal ko ci ab réservoir ñu ñëw ba tey ci yéenekaay bi wax nag Mamadou Lamine Diallo député la nee na nag Moustapha Niasse bu invité Big Togo c'est parce que dafa bëgg ubbil xàll aw yoon kii di président Macky Sall ci 3e candidature bu présidentielle 2024 moom noonu la gisee ñu ne nag dossier bi yéex na lool dossier bu Cheikh Oumar Diagne waa forum du justiciable nag nee nañu fu mu nekk ni dossier bi ni mu yéexee tiital na leen lool kon nag nañ ci gaaw sëgg yéenekaay bi ñëw ci Reporters sans frontières ñi nga xam ne ñu ngi recadrer les politiciens di leen xamal ne taskatu xibaar yi en tout cas nañu leen bàyyi ñu def seen liggéey sa na mu waree observateurs yi nañu leen bàyyi ñu def seen liggéey sa na mu waree parce que nag élection am na fi résultat yi commencé wàcc ñu ne bu benn taskatu xibaar yi boo taskatu xibaar boo leen gis si mbedd mi fexe leen ba bu mu joxe résultat yi année boobu maa ngi koy fàttaliku man dama musé dindi oto ba nekkoon presse bi dama ko dindi pour mën a di laaxatu di joxe ay résultats xam nga taskatu xibaar yi ñoom si observateurs yi la ñu bokk dina tax ñoom ay résultats yu nga xam ne ni équilibré yu tëddee ñaaxaanaay parce que da ngay joxe ay résultats tey le lendemain mu nekk beneen tendance donc nañ ñu bàyyi ñu def suñu liggéey rek ñu ñëw ci Vox Populi danoo yeewu fi mu nekk ni ñoom yeewu nañu ca Ziguinchor ba noppi it fës kee ne tegwaat ci tali bi maanaam ci campagne bi nga xam ne moom lañu jëm Khalifa Sall nee na ku ñu ko def rek ñu def la ko Khalifa Sall mooy waxee noonu ku ñu ko def ñu def la ko ku ñu ko di mbax ñu timbax la ko yéenekaay bi foofu la génne nee na ñu nag jëm ci plainte bu contre le procureur ak état Yewwi Askan Wi neen dinañ fekk si jàppale njabootu ke Idrissa Goudiaby ak Abdoulaye Diatta ñu ngi ko doon wax sànq ajug màkk ji ren ji ak nag patron bu conciergerie mooy agence de voyage boobee nga xam ne nee nañu 74 xam nga 79 dañ leen mujjee nax demuñu moom nag amal na janox taskatu xibaar yi démb moom patron bi ci boppam Opa Diallo andi na ci ay leeral nee na ay jafe-jafe am na njublang daraay njublang amu si nag ay jafe-jafe la am na te reconnaître ne am na ay jafe-jafe mu ngi koy jéggalu ba noppi nee na 17 pèlerins ci ñooñ doon jàmbat ñi doon ñaxtu ne dañ leen nax dem nañu mujj nañu dem donc am na 17 yu nga xam ne lijjanti nañu leen ba ñu dem donc 23 ñoom ñoo fi des fii ci Sénégal te nag mi ngi def kéem kàttanam ba 23 yooyu ku si nekk jotaat sa xaalis moom Mamadou Opa Diallo mu ngay wéy ba léegi di jéggalu nee na ñi di wax ne ko ñooñu visa ñu leen jox baaxul waxuñu dëgg xamuñu lii xew donc moom ci boppam mi ngi jéggalu te dina fay ñi nga xam ne ñoom ñoo si des ñëwaat na ci génn ak àdduna Ndeye Diop ni nga ko faatee anam gu jéggi dayoo li mu ngi xewee sa diwaanu Touba ñu jàll ci Walf Quotidien ba nga xam ne 3e mandat président Macky Sall waa APR jamono ji loolu la ñuy togg teg nañu seen bana ba noppi ndugg nañu ndugg bi ñu ngi koy tàmbalee togg dana bax am déet askan wi duñu leen bàyyi ñu yekk ko am déet en tout cas si loolu la ñu nekk jamono ji bataille contre le régime Yewwi Askan Wi seen ngànnaay yu yàgg yëpp nag génnaat nañu ko teg ko ci table ji fompaat nañu ba mu set ngir fës kee ne dem ak ñoom ci terrain bi Thierno mu ngoog Cheikh Oumar Anne dafa ñëw sekk waxtaan wu yaatu ak Source A mais waxtaan wi yëpp nag lu ci ëpp Ousmane Sonko la ko jagleel nee na Ousmane Sonko boo seetee ba si biir kuy wër koo xam ne nii bu waxee loxo dar gémmiñ moom la mën na wax kàddu yi ñaaw mën na yee fitna moom Cheikh Oumar Anne moom moo wax la te nee na nag doxalinam yëpp du lenn lu dul bëgg askan wi fàtte dossier Adji Sarr moom Ousmane Sonko yéenekaay bi moom moo xam ne moom Cheikh Oumar Anne te nee na nag Sonko danger public la moom moo ko wax moom Cheikh Oumar Anne ci yéenekaay bi di Source A li ñu doon waxtaanee sànq rek mise en garde Reporters sans frontières jëm ci élection législative ci le mandat bëgg nañu nag ñu bàyyi taskatu xibaar yi ñu amal seen liggéey nu mu waree te nag ngalawaay bu ci kenn yee ak fitna l'observateur njombe la nga xam ne moo am sa diwaanu Touba ñu ngi ko doon waxtaanee sànq ak assassinat bu collégienne bi nga xam ne 15 ans la am Ndeye Diop la tudd gannaaw ba mu waxee ka mu daan génneel ni ko dafa wannu lor te moom moo tax mu wannu lor donc xam naa nag mbir yi jëlee ko kaw mu dóor ko njëkk dóor xeer ba noppi nag daal di koy jam mu doxe fa ñàkk bakkenam annonce grossesse bi coup de couteau fatal bi loolu yéenekaay bi ñëw na ci nettali na li nga xam ne mooy mbir yi na mu demee ak ni mu def ba dugal ko ci réservoir ndox bi faat nit ki ba noppi dugal ko ci réservoir ndox Sonko un politique à découvert nee nañ nag prise de conscience tardive fu mu nekk nii ci waa coalition Yewwi Askan Wi ngir xam ne ñoom waa Yewwi Askan Wi dañu yéex a xam ne politique bi
du ci manifestation. politique bi ci terrain bi la fekk ji askan wi wax leen sa programme ndax booy fàttali ko président Macky Sall bu muy jël réew mi bi gars yi di manifester fii di taal réew mi moom mi ngoon ci biir Sénégal dugg ci case yeex dem na ci teen yeex. fa nga xam ne kenn yaakaaru ko woon fa président Macky Sall ci fin bi nag. lay doog ñëw ànd ak gars yi ci manifestation yi. si remboulement bi. et puis bi élection yi jotee gars ñi ki ñu gis rek lañ mën a fal te donc comme moo nekkoon si terrain bi doon dem à l'intérieur du pays donc gars yi dem fal ko donc ñoom dañu yéex xam ne affaire bi du rek nekk ci diwaanu Ndakaaru di manifester donc il faut ñu wàcc ci base bi l'observateur moom moo xam ne loolu ci yéenekaay bi jëm ci yokkuteeg njëkk yi nag ak mise en garde bu directeur du commerce nee nañ mboolem commerçant bu ñu gis nga yëkkati yenn prix yi nga xam ne nii kenn diglew ko bi boo nga xam ne yet bi dana dal sa kaw moo xam pomme de terre beex soble si wax fa dëgg na yàlla kenn waru koo yokku nag fii réew mi toll wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu wax de moom la ñu wax de nee na ku ko yokk rek waxu pëndal la rek fekk problème bi sax moom mooy ñoom ñaata yoon la contrôle bi ni fi nit ñi yokku mënuñu fexe ba régler ko doy na waar de loolu faw ñu lijjanti ko faw ñu xoolaat ko parce que tamit contrôle bi ci terrain bi ñoom luñ koy defee ba mën a xam ku yokkul ak nag étudiant yu Ziguinchor ya nga xam ne ñàkk fay li nga xam ne moom mooy fa ñu nekk tax nañu naroon leen a génne subvention ba ci boppam ñu ko doon jàmbat nag ba démb ñu génne doon yëngu-yëngal di wax Ousmane Sonko seen maire ndax nag moom mooy maire bu Ziguinchor na fay lu ni mel nee nañu nag loolu moom moo leen metti gannaaw ba ñu jàmbatee ba sonn saafara amu ci Ousmane Sonko joxu leen li nga xam ne moom mooy xaalis bi critique yéen a kaay nee na Doudou Ka moom moo mujjee génne daal di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi kon nag jébal na leen li nga xam ne moom mooy xaalis bi ba ñooñu finalement kenn du leen mujjee génn mouvement des élèves étudiants de Ziguinchor ñu ngay ñaawlu indifférence totale bu nga xam ne maire Ousmane Sonko am na ka si ñoom yéenekaay bi moom moo ci dikk yéenekaay bi ñëw ci li nga xam ne moom moo am dëgg ci njombel yi maanaam Ndeye Diop mi ngi tolloon ci fukki at ak juróom di libération moom moo ci ñëw nekkoon en état de grossesse maanaam dafa woon noonu lor ka nga xam ne moo ko faat sax ñoom ñaar mu jegi génnatuñu woon ex copain wam la woon mais comme te nag nee na moom avant ñuy bàyyante si la grossesse bi am mu dem di ko annoncé 3 juillet 11h ci bëccëg gi donc la ñu mënee sañu wax ne la ñu gis le corps sans vie di ñu def ko ci ab sac nëbb ko ci benn réservoir ndox donc naa ba mu ko fàttee ba noppi dafa jël néew bi def ko ci ab saak jël loolu yëpp dugal ko ci benn réservoir nëbb ko fa moom mi nga xam ne moo def jëf li Abdourahmane Bakke 28 août la juddu 2005 donc xale bu ndaw la moom it 2005 la juddu donc moom nee na dafa d'accord na ne moo def njombe li ndax ba mu ko defee ba noppi ba nëbb néew bi dem na ba xam ne moom mënatul antan loolu mu dem boole ji boppam moom néew bi da doon commencé di am xet. di am xet mais néew boo def ci saak ba noppi dugal ko ci réservoir tàngaay bu ko jàppee donc c'est normal mu am xet bu dul loolu sax moo xamoon ne tôt ou tard néew bi dafay feeñ mais moom ci boppam dafa dem ba xam ne antanatul loolu jëf ji mu dem boole boppam dikkaat na si anam nga mu ko fàttee gannaaw ba mu ko annoncé grossesse bi d'accord ci woon ñu jote si nee na mu njëkk ko dóor xeer ba noppi te daal di koy jam ci put ci boli donc réew mi moom ay jam paakaax yooyu daal doy na waa daal ay jam rek ñu jeexaleex saccage bi nga xam ne moo amoon te lycée bu Yoff conseil de discipline bi dañ la ñu wax nag moo di fukki élèves ak juróomi la ñu bëgg ñu dàq leen ci école bi exclusion définitive la ñu bëgg ci élèves yi nga xam ne ñoo def njombeel yi ba noppi it la nga xam ne ñoo ko fa yàq buntu ya ñu dajji fenêtre yeex ñoom seen naka seeni waajur ci boppam defaraat ba laata ubbiteeg école gi buñ jéem ci defar ka nag nañ ko peinturaat sax donc nañ peinturaat classe mur ya buntu ba ñu si dajji woon nañ ko ay waajur changé tablement seeni waajur ñoo koy def seeni waajur lañ wax ñu defaraat ko mais y a d'autres solutions aussi parce que gis nga xale yi pour man am na xam nga mën nga exclure xale boo xam ne mu ngi woon école donte dañ naan cancre la wala yooyu mais est-ce que boo ko dugalee boo ko exclure doo ko gën a yàq ci société bi ba nga xamee ne ku doon yàq ay table banc nga jël mu mujjee doon reykatu nit wala kuy agressé pour man y a des solutions comme genre travaux d'intérêt public jamono boo daan sàcc ticket Sotrac jamonoy Sotrac yóbbu nga dem bale nga dem boucle mais da ngay dem ba palais ba ñu raxas loola ay bus yi lañ la doon raxas loo boo ko defee benn yoon dootoo sàcc de malheureusement peine boobu est-ce que Sénégal dinañ koy faral di gis fii
moo gën pour man. dàq moo gënoon moo gën génne leen yóbbu leen ci mbedd mi yàq leen. parce que hôpitaux yi bari na yu nga xam ne nee nañ dañoo tilim ñu yóbbu ci xale yi yóbbu leen fi ñu koy bale guddeex. travaux d'intérêt public. voilà buñ leen ko joxoon. wala yóbbu leen ci ay tool. ñu dem bay nekk ci tool bi pendant 1 mois. vacances yëpp nag durant vacances bi yëpp. ñu yóbbu leen ñuy nettoyer wala ñu nekk ci tool. def loolu corvée. def loolu corvée par force. yaakaar naa ne loolu ku weddi laa jël sàcc ba ñëw Fabrice Ndiaye jàpp seen kër. du sàcc ba def. dañ ko corvée loo de. di ko root loo ndox di ko jëlloo ndox premier kii rez-de-chaussée yéegaloo ko 4e étage. fa lay doxee ceene ba faw escalier rek di root ndox. ay ca jaajëf 8h04 ba mu du foofu na lan moo gën a fës ci xibaar yi. ay ca bokk na li ci gën a fës li nga xam te ne nii moom nañuy waxtaane waat mu di lycée parce bu Yoff bu ñu salfaañe waat kon jàpp leen ne lu tukkee ca l'enquête bi moo di ne maamu élèves ya